Mously Diakhaté juddu fukk fan ci weeru février atum 1965 ci Tambacounda xale mu jaar ca Ndande ca Touba mu jàngee fa daara màggee nag ci Dakar ci Yaraax foofee sax muy xamle ni lu ëpp ci dundam foofee la ko amal kon fa la dëkk am na certificat d'études primaires élémentaires mu yëngu ci njaay di commerçante waaye it yëngu ci ñaw mu dugg nag ci politique bokk na ci la nga xam ne nag ñor na ko di taxawu soxna yi ñu mënal seen bopp am liggéey taxawu it seen njaboot rawatina soxna ya nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk kaw gi moom soxna Mously Diakhaté jot naa jiite mouvement des femmes parti bii di jëf jël ci atum 2007 sax gulet mu dugg ci assemblée nationale ci liste parti goge di jëf jël waaye ci atum 2012 mu taxawal ab mouvement tuddee ko ànd jàppoo jëf ci jàmm A3J noone jàppale président Macky Sall ba ni muy toogee ci bopp réew mi 2012 ñu tabaat ko mu doon député ci liste Benno Bokk Yaakaar moom soxna Mously Diakhaté bokkaat ci 13e législature bi ci atum 2009 nag jot nañ ko tabbu conseillère municipale Hann Bel-Air mu doon sax adjointe au maire Mously Diakhaté ni ñuy dalal ci seen émission face to face jàpp ni ñàkk mën a làkk français du benn yoon loo xam ne ni lu koy yàqal liggéeyam la moo xam ci assemblée googee ndax na mu war a taxawu askan wi dina ko amal littérature di bind dool lu mu sopp am sax ab livre biographique goo xam ni kon jagleel nañu ko tuddee ko du dara à l'hémicycle Mously Diakhaté ne li mu gëm mooy di wax lu jariñ nit ñi waaye déggin am ci. ñu leen nuyu di leen sant ci teewlu bi seen émission face to face amaan mbégte dellusiwaat fii nga xam ne mooy hôtel Fana suñu dëkkandoo yooyu di tamit suñuy partenaire du ma taayu mukk ci di leen bravo ak sargal ndax nag dëgg-dëgg jàppale bi nga xam ne ñu ngi koy def ak ñun ak yaatal bi ñu yaatal saa bu ñu ñëwee rek incha allah di def ak ñoom di def ak fii seen cadre bu rafet bi émission ñu nuyu nag comme d'habitude rek colonel Lam soxna madame Lam ak i tamit ki nga xam ne mooy madame Ndour ñoom Jules ak daal képp koo xam ne rek yaa ngi xëy fii ci hôtel Fana di dëkkandoo TFM fii ci Almadi sunu invité gis ngeen ko ci portrait bu am solo boobu Mame Birame Diouf def ci moom muy rek honorable député Mously Diakhaté nekk tamit adjointe ci maire bu Hann Bel-Air nekk aussi ki nga xam ne moo jiite mouvement boobu di A3J Mously nag 2012 ba léegi man ak moom daanaka jàkkaarloo ñu ci émission ndax nag maa ko ne woon dootuma la invité di ci émission te boobu ba léegi dafa naa tenir naa promesse waaye nag dañu ko namm ma namm ko moom tamit moo tax tey ma woo ko fexe na ba méngoog moom mu grand bu ma grand bu nu fexe daal daf yi fu femme ndax nag gën ñaa invité femme Mously ginnaaw bañ la jaajëfalee dëgg-dëgg remercier la ci ni nga nangoo ñëw ci émission waxtaan ak sénégalais yi ndax ñoom itam namm nañ ni ma la nammee ñoom ñoo la gën a namm ma bàyyi la ak ñoom nga nuyu leen ay sotti ñoo ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di wax ni comme danga mënoon dootuma la jëlati ma ne ma grève grève bu metti si man sax bu metti ngay sama rakk nag di sama xarit dëgg la defe naa ni yow bokk nga ci ñi nga xamante ni macha allah yaa ma jëkk a jël si télé loolu yàgg na trop waaw loolu yàgg na ci Walfadjri bu njëkk ba mu ngi noonu waaye sant yàlla rek dëgg la namoon nga ma waaye ma ni namoon naa leen namoon naa tam sénégalais yi waaw ñu delloo la ko nag ndax yow Mously gis nga léegi da sama xale yi ñu ngi ma naan Mously daal bu ñëwee foog nga ne ko bato de taala Mously Costé sénégalais yi ñoo la bëgg ndax ni ma ko waxee rek sa taxawaay am na solo ndax itamit assemblée nationale yaakaar naa ne yow dafi ne nii sénégalais bu ñu da xëyoon suba sax ñëpp ku nekk li yéene yokkute ndax assemblée dafa ma ne fa lañ la gën a soxlawee ndax wax dëgg yàlla li nga fa fësal ci taxawaay jigéen am na solo li nga fësal surtout ci jom ak fulla ak fayda loolu kenn naa taabalew ko rawatina nag li nga xam ne sama papa jooju doon na ko wax ndax moom ku la naw la muy Sidy Lamine Niass moo doon wax ne mu yàgg ko saxal sama nopp moo tax sax xëy na suñu diggante man ak yow mu mel ni mu mel ndax mosoon wax ne li tax Mously ma bëgg ko
mooy ni nga taxawalee olof bi ni nga ñàkkee complexe ci yu mel ne jàngum nasaraan te léegi gis nga li nga ci béyee sa waar ba nga xam ne fi mu ne amoo kenn koo xam ne daal dina la demee le pion ci assemblée nationale nga am fa taxawaay bu rafet boo xam ne ñëpp a koy rafetlu et dëgg-dëgg sunu man ak yow sunu grève bi metti woon na si yow waaye ci man la gën a metti moo ne tey ma lay pommade noonu di la béeraale yi assemblée nationale yi kon muslim kenn mën la invité te waxuñu si mu ñu am nag actualité boo xam ne bien que sax daf mel ne semaine bi xaw na loo tuuti ndax xëy na opposition bi xaw ma dañoo sonn xaw ma ñu ngi nelaw da semaine bi damay déglu sax ñu wax ñu jox ñu ñun information ca waaw dañuy préparé wu xam tournée yi ña nga ca tournée yi mooy nuyu bu baax au passage sama mag jooju Omar Sarr maire Dagana yëg naa ne ma ngay tourné ak ñoomin seen donc xëy na moo tax ñu bàyyi Dakar fi mu ne donc assemblée nationale loi parrainage bi jàll na ak na muy jàllee jàll ci congrès sans débat ndax yéen waa majorité nangul leen ko opposition bi tamit naka noonu daal di boycotté loi bi jàll par force ba ca tegu li nga xam ne opposition bi ci lañu toll fi mu ne mooy déposer kon li nga xam ne mooy recours conseil constitutionnel loolu noonu yëpp muslim ma bëggoon nga amal ñu ci benn lecture analyse ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a nangoo toog ci assemblée nationale ba fàttali na ñoo bokkuloo APR bien que ñoom nga àndal donc toog bi ngeen toog assemblée bés boobu voté loi bu mel noonu est-ce que loolu amu leen ci benn ñagas-ñagas loo rafet na. waaw Aïssatou loolu dafa am solo. xam nga loi bi des fois ñu ni dañ ko d'accord ci procédure bi dañ ko voté sans débat. may wax ni bu ñu fàtte ni 10 heures def nañ ko 10 heures de temps yoo xamante ni opposition bi rek ñoo doon wax. te tey boo jëloon sa micro génn ci mbedd mi di laaj sénégalais yi le 19 avril lan la opposition bi wax. duñ la ca génneel ñaari kàddu yu am solo. opposition loolu mooy rôlam. mais boo nee baaxul da nga naan lii tax baaxul. ba pare indi lu ko gën. waaye baaxuli kese nga téye ci nit presque 10 heures de temps. ñu toog di leen déglu. kon kay débat am na. kon débat am na ndax ñoom comme wax lañ bëggoon te wax nañu may nañ leen ñu wax. mais bi ñu leen mayee ñoom ñu mën a wax. mais waxuñu sénégalais yi lu ñu mën a dégg. ah bon déedéet waxuñu sénégalais yi luñ mën a dégg. amul benn sénégalais tey boo ko naan lan la opposition parlementaire bi wax ca biir hémicycle ba mu génneel la ci ñaari moo. moo tax ma ni xeebu ma leen yabu ma leen mais nawuma seen ay argument ndax lan ndax dañu argumenté wul. xam nga man loi bi dama ko voté parce que dama ko gëm. ndax ak 11e législature. avant élection 2012. man dama laaj ministre de l'intérieur à l'époque Ousmane Ngom la. ñuy fixé cautionnement wu candidature yi ci xaalis plus de 60 millions. ma ni ko est-ce que tey jotul ñu taxaw xoolaat ni parti politique yi di juddoo ci réew mi ndax bu fekkente ni candidature bi dañ ko teg ci xaalis est-ce que loolu am na sécurité est-ce que loolu garantie la ci biir réew mi. ndax tey waruñu def képp ku fi créer parti mu am ñetti élection yu tegaloo te bokkoo ñu dissoudre sa parti. kon defe naa ni loolu te fekkoon na lu jiitu loolu. leader bi ma àndaloon muy Talla Sylla di ko xeex. mais taxul ñu arrêté ko. bi ñu jógee ca loola gis nañ ni. ginnaaw élection 2012 am na fi candidat yoo xamante ni dañoo daal di takk dem. ndax xaalis ba ñu duggee woon ca biir campagne ba du woon xaalis bu sell du woon xaalis bu set. kon day mel ni histoire jox nañu dëgg. comme ñun dañu yàgg a taxaw di wax naka la ñuy def ak parti yi di juddu. ndax parti yi li nga xamante ni moom lañ ci seetlu mooy da ngay créer parti. pour di ko louer. di ko louer. waaw. kon business boo fekkee ni candidat indépendant am na boo xam dafa war a wuti ku ko parrainer ci sénégalais yi.
mu ñëw jël sa parti demee ci sa turu parti nga luyee ko su dee législative da ngay gis ñoo xam duñu bugg sax ci liste bi dañuy luyee parti bi ba pare dem toog ca ginnaaw da ngay créer parti bi pour dem élection suñu nee deuxième tour am na nga daal di daw ci candidat bi nga yaakaar ni mooy gagné négocier ji négocier lan ñu delloo la sa cautionnement ba pare wëlbatiku dig la ay poste xëy na poste ministre wala directeur wala PCA ça dépend waaw lijjanti bi da ngay créer parti pour xas nit ki mere nga Macky Sall rek nga créer parti dem wuti xaalis fu xaalis ba jóge kenn xamul pour dugg ci campagne bi pour xas nit ki alors tey ñu nekk ci réew moo xam ni damay wax ni de avant 1960 à nos jours ñi ngi doon wër koom-koom yi nga xamante ne mi ngi door a génn ndax tey suñu avenir u réew dañ koy teg ci cautionnement bu seer te mu am ay bailleurs yoo xamante ne loolu rek la ñuy wër ci àddina bi li ñuy wër ci àddina bi mooy réew mu am pétrole wala gaz wala or wala jamaa wala len ñu daal di daw finance xool rek le mieux ñu daal di koy financer ay milliards mu jël nag réew mi ginnaaw loolu nag ñu xoj ko ci baat muy def lu ko neex te ressources minières yooyu nga xam ne dafa génn ci réew mi tey war nañu fexe ba sécuriser ko ba mu nekk alalu ba mu nekk njëriñu askan wi kon man damay wax ni loi bi ñëw na ci waxtoom quant à opposition bi nag ñoom bu ñuy wax dañuy naan askan wi ñoo fi nekkal askan wi sonn nañu askan wi tàyyi nañu waaw man ni Aïssatou su fekkee askan wi sonn nañu askan wi tàyyi nañu te yow yaa leen di waxal te yow la ñu gëm mais kon kay yow defalal nañ la bu baax bi mooy wàccal dem ñu parrainé la nga ñëw bokk xam nga keroog dama leen ne ñun comprendre nañu yëg nañu pourquoi opposition parlementaire bi ñu ci bëri doon xataraayu parce que xam nga Aïssatou am na ci ñu ci bëri doon xataraayu plus fort reste moo leen dugal assemblée xam nga koo xam ne mënoo dajale 15000 voix. waaw 15000 sénégalais mënuñu laa voter suñu la nee 0,008 wala 1%. da ngay tiit. léeg-léeg musli pour ma jeexal ci yëfu parrainage yooyu parrainage yi dégg nga li nga xam ne moom la si en tout cas lu ëpp ci askan wi jàpp ni nga ko expliqué nii dëgg la rationalisation parti politique yi tamit lu jaadu la loo xam ne. yaakaar naa kenn bañu ko ndax effectivement 300 partis wax dëgg yàlla loolu jéggi na dayoo sa parti yoo xam ne ci tur la ñu nekk ak ñu mel noonu effectivement loolu lu ñu war a saytuwaat la waaye xam nga homme politique yi ñoo ñuy jàngal ne gratuité amul lépp lu ñu def rek buñ ko maquillagé wane ne lii officiellement pour askan wi la bu seen intérêt nekkul ci biir duñ ko def ndax ñoom ku falu li nga njëkk a lijjanti mooy chaise bi kat nooy na neex na bëgguma fi gaaw a jóg kon officiellement li ñu sant li président Macky Sall wax askan wi ne dafay wàññi parti rationalisé nangu nañ ko waaye la ci suuf mooy dëggantaan loolu muslim mënoo ko weddi mooy wàññi tamit ña ma war a jàkkaarloo ña ma war a jonganteel ci présidentielle yi léegi nag yéen ñii nga xam ne yéen a ànd ak moom ngeen nekk ci majorité bi tey bu ngeen toogee dégg sénégalais yu bëri keroog ba assemblée ba loi bi jàllee bettul kenn loi bi dafay jàll bu ngeen toogee dégg sénégalais naan yéen tàccu ngeen fa nekkee ak lu Macky Sall indi ngeen ne gongo jàll askan wi tegu leen fa partee leen fa teg loolu après du ngeen ci am tuuti kersa wala benn genre gàcce bu ndaw boo xam ne bu ngeen génne seen kër xëy na da ngeen di rongalaas roof tuuti ci mur yi ndax rus am na ci kersa daal. kersa ci lan ay saytu. ci ni ñu nekkee si biir assemblée bi. ci nga nekkee da ay robot yoo xam ne président Macky Sall moo toog ci palais ba téye télécommande am. bës bouton bu ne bësee bouton bu vert bi ngeen ne waaw su bësee bu rouge ba ngeen ne déet loolu dérangé wu leen. déedéet xam nga parti dafa am nu muy doxee coalition dafa am nu muy doxee su fekkente ni da nga bokk ci parti mën naa am danañ teg junne nit pour trier
pour dugal Mously Diakhaté lu tax ñu koy dugal ndax xëy na am na fa utilité war nga argumenter pourquoi Mously war a fa mën a nekk kon su fekkente ni dugal nañ la ci biir assemblée ngay liggéey da ngay liggéey pour intérêt wu population bi xam nga majorité day dimbali le président de la république réew mi stable majorité présidentielle lañu duñu majorité opposition mais nag dañuy réfléchir da ngeen réfléchir waaw dañuy réfléchir dañuy xalaat te it li ñuy xalaat mooy askan bi ci suñu ginnaaw mais li am solo mooy nga xam ne da nga bokk ci majorité présidentielle da nga am obligation de solidarité loolu dafa normal ci biir obligation de solidarité boobu nag saa yoo gisul loo xamante ni lii vraiment lu méngoo la ak njariñu askan wi am na foo koy waxee waaye doo ko waxee ji ca rajo mais man nag Mously vraiment man position yi nga défendre daf ma jaaxal tax mu jaaxal ma mooy damaa jékki-jékki keroog ba nga seetaan loi ba vote ba ak yow xarañte ba nga fa am gisuma la benn yoon nga fël fa avant loi ba Mously déggatuma la si média man dama demoon sax ba complètement ma fàtte sama mag ji keroog ci assemblée bi député kii italienne bi mu tuddati ku neex ki Mame Diarra laa fa gis mu toj fa nekk fa star ma fàttali ko ne yow secrétaire élu nga woon yaa ngi bokkoon nga ca bureau ba 13e législature bii ñu dàq la carrément ci foofu dañ nga dàq Mously bokkatoo fa bokkatoo ci bureau ba secrétaire élu nga nekkoon ñu wàcceel la ma ne na kon wàcceel boobu xëy na moo war a tax ba nga piñ say cër dugal sa bopp congélateur di xaar ku la dugal ci micro-ondes nga seey kon su ma la gisee ni nga taxaw ni mel ne di neexal président Macky Sall xëy na yow bokk nga si ñi nga xam ne yéen a ko dooleel di ko wax lu ko neex di koy jay naa président c'est ça continuer loi bi bësal donc man loolu daf ma ak man ni ma la xamee dafa xaw a jaaxal daal Mously ay surtout xam nga nag ñun duñu jay kenn duñu jay kenn duñu neexal kenn dama koy wax ci sama ay wax yu bari ni leen man Seex Abdu Lahat ma yóbbu ba ca yàlla ma wéer ma fa moo tax gëm ak yaakaar ak wóolu koo ko def ku dul yàlla rek yaa ngi nax sa bopp te ay satu man damaa ànd ak yow loo def baax na kooku Sëriñ Bàmba rek laa ko àndee man ku ma àndal ku nekk loo ma teg loo natt ci sa bopp jékkul soo ma ko tegee dama naan la teggil te it damay wax ni confiance politique dañ koy renouveler chaque jour que jafee man defe naa ni su ma nee damay jay le président Macky Sall kon ña ma dëkkal dinañ ma ni ndax lan nga di ko war a jay Aïssatou xanaa xamoo ni man maa bàyyi sama parti ànd ak le président Macky Sall 2012 maa tayle sama immunité parlementaire dem ànd ak le président Macky Sall 2012 bi ñuy dem élection boo nee président Macky Sall koo am yaraax ku réew mi xam danaan la madame Mously Diakhaté te booba maa ngi nekk ci sama 2e mandat ca mairie ba nekk adjoint au maire ndax mairie ba ñun ñoo ko gagné 2009 maa ànd ak le président Macky Sall ci Macky 2012 gagné yaraax premier tour jàkkaarloog maire ba mu nekk Benno Siggil Sénégal ba ñu demee 2e tour kenn waxu ko bi nit ñi ndamoo 65% ñun 83% la commune Hann Bel-Air gagné waaye ginnaaw ba ñu gagné ba pare dafa mel ni dañu weddi mouvement bi ñu yor muy A3J xam nga nag lu ñu def luy dugg ca commune ba bu ne APR rek A3J gisul dara xam nga dafay am ay nit ñuy ànd ak yow booy politique ñooñu ñoo lay dooleel bu ceeb duggee du ceeb daf leen jafe waaye dañu bokkoon ci ñi doon wuti dëgg la kon bu ñu amee bu ñuy séddale war nañ leen a xalaat dama defee ne dañ ni Benno Bokk Yaakaar ànd wut ànd am ànd xool nu ñu koy jëfandikoo loolu mooy li am ñu jóge ca loola 2 ans après ñu dem local
mouvement bi ma àndal muy A3J ni ñoom du ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar ndax gisuñu seen bopp ci ànd bi te muy dëgg te musli kese du dara saa ñi ci sama ginnaaw ay sa duma dara dëgg la ñu ànd ak maire Babacar Mbengue ba ñu àndaloon 2009 ak xaaju PS ñu dem local xam nga nu ñu def Benno Bokk Yaakaar dañ leen a jàpp diri leen 3e position lañ génn 4127 voix la suñu équipe bi am Benno bi am 1000 nangam 2 ans après ñu delsi législative le président de la République boole ma ci liste bi xanaa problème am na waaw bu baax liggéey doo nga koy maye te nag def naa ci dëkk bi loo xamante ni yaakaar naa ni ku ma fi jàkkaar lool ku nekk su ma laajee war na maa am ndax Aïssatou avant 2017 est-ce que xam nga man sama 2e mandat dama ko hypothéqué ndax lan ak naka Aïssatou man dama dem ci ñaari institution financière ci biir réew mi kii jox ma fanweeri million kii jox ma fanweeri million muy 60 millions te mandat bi yëpp 60 mois la waaw loolu mooy lépp loo fa gagné banque dama hypothéqué sama 2e mandat dem Espagne am fa ay partenaires ñu defal ma fast test jox ma 27 millions muy 87 millions ma loué R+2 dëkk ca kaw ubbi ay bureau ca suuf tegal ko waa Yaraax ñuy liggéey dërëmu état demu ca kenn jàppale wala ci dama ni dërëmu état demu ca gis nga ba may fay parce que ku nekk xam na ni muy demee pour ñoom xaalisu état la pour ñoom xaalisu bailleur yi la pour ñoom dañ ma koo may te fekk sama mandat laa hypothéqué ba may fay ba mënatumaa fay madame Sall madame Faye ci télé laay waxee xam nga ay wax day leer dëgg la laa dem ni ko dama hypothéqué sama mandat boole ko ak garanti ke sama kër yaay sama kayitu yaay kër yaay laa ca garanti mënatumaa fay lettre bi banque bee ma ko yót bañ ma koy yót desoon na 17 millions fay naa 7 millions yi mënatuma fii laa mën a yem boo fayul danañ nangu kër gi Marème Faye Sall la ko fay kon ñoom xam nañ la ma dund yëg nañ ko kon xam nga ñoom xam nañ la ma dund am nañu information bi yamuma foofa de damay dellusiwaat ci législative yi bi législative yi ñëwee man leen fokk ñu liggéey xam nga nu ma def Aïssatou dem wuti fonds propre sampal leen ñoom ñépp ay legatu jom mooy lan fonds lay doon boo xam ne du man maa koy gérer mais damay woo responsable bu ci nekk nga woo sa mbooloo bis bi may ñëw di campagne si foofa su ma waxtaanee ak yow ba pare jox la fonds boobu jox la ko sa legatu jom boo xam ne xaalis lay doon boo xam ne du ngeen ko séddoo mais da ngeen koy liggéey ci seen biir ba ngeen mën a am loo xam ne di ngeen ko mën a def caution ci benn crédit mutuel mu jox leen xaalis ngeen di liggéey defal ko xale yu góor ya dem Jaksaaw Tiwaawoon fële ca nu mu tuddati Tiwaawoon Jaksaaw jàmm gën sampal leen seen legatu jom ndax xam nga lu tax A3J pour l'émergence 274 association la ñu boole seen bopp waaye da cee am ñoo xam ne boo wootee kenn du leen ca man ñooñu nag boo dee def la ngay def ca sa base naturelle war nga leen caa boole kon ñun liggéey lañu gëm kon lu ñuy jaye ak Macky Sall ñun buñ defalee benn defal nañ ko fukk fay nga ko bor bi moom le président de la république bu ñu defalee benn ñun defal nañ ko fukk ndax ñoo ànd ak moom mu jaar fee naan jox leen ma réew mi am naa ci pexe ñu gëm ko nag ba pare yaakaar la bu wax am ci yaakaar jaar ca fa ca des naan ko jox leen ko ndax am nañ ci moom yaakaar mu gañe fa mu jaar ñu gañe fa ñu jaar ñu pare nag mu dugal ñu ci liste yi parce que bu ñu dee dugal ci liste yi dañ leen di tànn na ma la ko waxee woon ñu nekk député bu ñu paree chef de parti bu nekk yaay tànn ki lay représenté ci bureau bi mu dugal ma ja kon député gi réew mee ma ko jox waaye secrétaire élu gi moo ma ko joxoon dëgg la te bam ma koy jox
téeméeri nit ak naa nga ma taxawoon ku ca nekk mar na koo mën a yor. kon su ma ko joxee ma yor ko ñeenti at. ba mandat ba jeex ñu renouveler mu jëlaat ko ci man. non su ma meree du ma score. du ma ca mer. du ma ca mer du ma ca xultu dama cay sant yàlla. te nag bañ ma ko joxee defe naa ni gàcce ngaalaama. ndax la tax gàcce ngaalaama mooy li ma caa liggéey ba jële ci hernie discale xam nga toogaay assemblée. hernie discale mel dana toogaay bu yàgg. waaye surtout toogaay assemblée dafa metti li ma lay wax nii man xam nga du ma waxatu. madame Sall xam ne ci dara. parce que keroog ba may fayal 10 millions yooyu dama ñaari soxla laa indi woon waaye dama yóbbu benn bi mënuma bi ci des mooy ban ma ni ko dama amee hernie discale. te xam naa ni pour faj ko il faut que ma génn réew mi. mënuma dinaa la ci jàppale. xam naa ne nag. xëy na daf ko fàtte waaye maa ngi ko koy fàttali. ñàkk boobu nga ma ñàkk a gis nag. te ñàkk maa yëg ca biir assemblée ba dafa fekk ni nit moom yaram wu cay metti wu nekk. yaram wuy tooy wu nekk dana metti waaye njariñ loo fekkee comme man toogaay bu metti bi mënatu la nekk tey faju yombul kon ñoom faj ñu la ba léegi Aysatu dinañu ma faj dinañ ma faj kañ la ñuy faj non dinañ ma faj xam nga occupation wu réew mi moo bari parce que problème réew mi yépp ci waaye ba mu des nag sa bos bi ci épaule président de la République faj nañu benn Aïssatou Diop Fall faj nañu benn kii yóbbu nañu kii Tunisie yóbbu nañu kii France yóbbu nañu fee nangam yow mi nga xam ne guddee leen naajal leen xanaa lu bon ñu yëkkati la sànni la benn billet du dara si ñoom 10 millions sax xam nga ne 10 millions ak si ñoom Aïssatou loolu dinañ ko def xam nga li am solo dafa am sama benn càmmeñ bu ñëw ni ma musli foo nekk ma ne ko maa ngi fii sama kër yaay man ma yow doo yeggale sa kër gi ci Touba man ko genn kër di laa am ma nga Touba maa ngi ko commencé woon di liggéey depuis jamonoy Ablaye Wade 2012 ak léegi nag birig dolli ko wu ci. birig Aïssatou. 2012. ak léegi. birig dolli ko wu ca ndax dama ne man ban 2012 ak léegi lu ma fi am lu dul poste député. waaw ñàkk a yokku kay doy na wàññiku. waaw mais nag Mously da nga wax lu xaw a doy waar yow wax yëpp moo tax ma xaw a noppi sax ndax dëgg xalaatuma si lii ndaxte émission bi sax xam naa fi mu nii moom est-ce que dama xaw a yemale fii parce que yeneen laaj yi kat man dama xamul sax est-ce que lii yeneen laaj yi jar na ma moo tax feuille bi man xam naa dama ko naan teg nii rek wala ma def ko nii rek d'accord mais kon Mously yow la nga wax sànq moom nga dooree sa waxtaan dangaa def lu rëy ñaar yu rëy mooy bàyyi sa parti ànd ak président Macky Sall ba nga xam ne wóorul ndax dina toogal du toog nga ànd ak moom loolu defe naa engagement mënu ko weesu ñuy denn waaye nga hypothéquer sa immunité parlementaire ba tey ànd ak moom te wóoru la ne ki ngay àndal dina toogal du toog nga def loola ba nga defee loolu ak trajectoire bi nga ci am lépp muy lu ndax comme ni nga ko waxee rek te Sénégalais yi mun ko seede assemblée doo nekk ko fa yaafus am ay député yoo xamante ne dañ nekk nañ député ba ni ñu ko nekkatulee kenn xamu leen fu ñu taxaw ne député luñ kenn du leen gëm xanaa ñu génne seen carte wala la waa kenn xamu leen xam nga loolu tamit defe naa ne manquant waaw te ñooña ba ma amee ak sama parti problème waaw ndax bu fekkente ni boo liggéeyee ba gañe doo am buñaa waaw ndax xam nga buñaa dafa baax waaw góor waaw lu dul dañ lay rétrogradé loola day maanaam day tàyyel loo liggéeykat mais ñun loolu du tax nekk stand by ko non loolu du tax ñun ñu nekk stand by du tax ñun ñu tàyyel parce que dama ni mënuma ànd ak le président mu jël réew mi 2012 dugal ma ci ay liste ma nekk député ñu delloo ko ca 2017 mu dugalaat ma ci liste yi ma nekk député mu soxla réew mi 2019 may stand by nee naa la stand by yu ma damaa wéru ndax yow xam nga ni man ba ma nekkee secrétaire élite man maa doon coordonner réseau population développement de l'Assemblée nationale di lutte contre la mortalité maternelle néonatale infantile juvénile def 11 raisons sur les 14 raisons organiser fi conférence internationale
sur les dividendes démographiques et développement de l'Afrique. dajale fi 46 pays. sur les 47 yi def population développement 46 yëpp a ñëw. ñu génne ca déclaration de Dakar. ndax Aïssatou waroo fàtte ni depuis Stockholm 2014. communauté internationale bi dañu prolongé seen l'agenda post 2015 bi pour post 2030 le développement durable. alors que l'IA dañu daja def seen charte de société boobu ñuy wax 2063 quelle l'Afrique que nous voulons. seen conférence 2017 bi nekk les dividendes démographiques et développement de l'Afrique. ma ni kon parlementaires yi ci Afrique ñun lan moo ci suñu participation. fexe ba ñu defee assemblée générale bi Dakar. lëkkale ko ak conférence boobu ma jël Sénégal dugal ci biir comité d'exécutif forum Afrique bi. parce que génne woon nañu Sénégal lu mat 10 ans yoo xam ne Sénégal bokkul ci bureau forum Afrique. représenté fa Afrique nag représenté fa Sénégal dignement. keroog ba ñu génnee suñu déclaration de Dakar boobu muy suñu participation ci réunion des chefs d'État sur les dividendes démographiques et développement de l'Afrique dañu dem Addis Abeba déposé ko ci commission sociale bi. kan moo ci am ndam. Sénégal ku ci am ndam président Macky Sall. kon ñun bu ñu ànd ak le président toujours dañuy jàpp ni moom lu muy def pour am ay résultats yu positifs. mais ñun itam ñu war a wane ay résultats yu positifs. xam nga ni wax nga sànq wax bi xam nga yow sa olof yi moom chaque fois ma jàng ci yow nee nga ku yokkuwul nee nga wàññeeku doy na noo ko waxee. ma ne ñàkk a yokku. doy na wàññeeku. waaw xam nga ba nga bawee lépp ñoo ànd ak président Macky Sall comme ni nga ko waxee gëm la mu la jaay la ak wóolu ko. nga ànd ak moom kon léegi tey 7 ans ñoomin seen. ba tax na ma bëggoon nga wax ma dëggantaan yow fan nga yoonu yokkute bi nga xam ne moom la ñuy jaayoon te léegi moom ci boppam ñu ko jaayoon mu faat ko teg fi PSE. yow lan nga mën a wax ne monsieur personnellement am nga lu yokk nee nga sa këru Touba bi nga moomal sa bopp benn brique dooleeku ci 2012 ba léegi sa kër yaay nga dëkk te nag nga hypothèque woon kon mais loolu est-ce que jar na ànd kon musli est-ce que kon man fa nga jógee barki démb sama mag jooj taali sila mbaa duñ la reetaan mbaa duñ ne ñëw président Macky Sall dafa mel ne moom mënul nitam ñëw na taala ñëw na du ni taala ñëw na waaye taal ak na mu ñëwee waaw Aïssatou anga kay am na yokkute bu baax a baax ndax xam nga luy yokkute gi te ma ciy sant yàlla nag mooy ànd ak nit mu dem élection benn yoon nekk président yombul te loolu ndimbalum suñu borom la ndax nit a ngi ànd ak nit muy dem ay fukki élection nangam du am sax 5%. dëgg la kon loolu dañ cay sant yàlla dëgg la parce que yokku gi xëy na boo ko xoolee ci koom-koomu àddina mën nga koo bañ a gis wax dëgg yàlla waaye li am solo tey mooy ñu xam ni am na yokkute bu baax a baax ndax yokkute gi mooy dañu ànd ak le président Macky Sall mu jël réew mi waaw loolu yokkute la mais yow am na solo waaye nag dox koom boo xam ne jóge na ci moom ñëw ci yow wala ñu teg la ci ay yëf ak yu mel noonu déet loolu nag moom amagul waaw xam nga ku dee yàgg sa bàmmeel waaw te li may wax rek koo ragalul yaakaaroo ko ba ko jàkkaarloog moom wax ko dëgg waaw moom bu dégloo dana xam ne amagul du dëgg la voilà li ci des nag ñoo ngi xaar waaw mais bàyyi ko ci loxoy suñu borom te ànd liggéey ndax ba ñuy ànd ak moom xamoon nañ du musli rek dangaa mbooloo sa ginnaaw mbooloo mu leer moo nekk ci sama ginnaaw du mbooloo mu ndaw te mbooloo mooma nag wenn man rek lañ am moo tax Aïssatou ma sonn moo tax ma sonn waaw ndax ñu la yaakaar ndax dama dis gor te bëgguma lekk bàyyi kenn man lu ma am rek bala maa big bool boo ànd bool bokk kook doomu aadama waaw loolu dëgg la mën naa ko seede du dëgg te it mënumaa toog fenn di laaj kenn ak di tàllal loxo man du ma tàllal loxo waaye man dafay ku ma reetam
maree la ndax sama choix yàlla da caa ànd. wallaay ndeysaan. dama leen ni ñun bu ñu peesewul dara. xam nga politiciens yi dañ naan elle ne pèse pas lourd. waaw waaye kon yàlla def lourd ci suñu jëmm ji. def ci loo xamante ni. ku ñu àndal fee ñu nekk tey Hann Bel-Air nga jël ko. xam nga man dégg naa la nga naan yow local dootoo ca bokk ak na nga caan bokkee est-ce que tamit loolu taxul ba ñoom ñu ne kii pesewul lourd. ah loolu ñemewuñu koo wax dangaa déggul li ñu def ci local yi loolu kenn du ko wax loolu de yaa leen koy waxal waaye kenn du ko wax. kenn ñemewu ko man dootuma bokk ci local. ndax la xanaa xamoon ne Aïssatou man 2014. sama tur nekkul woon ci liste yi. mais mouvement bi ma àndal te di ko jiite ne ca bopp ba muy A3G. ñoom ñoo bokkoon. bi ñu déposé suñu liste ñu dañoo bëgg a folkloo alors que ñun ñuy 38. te 39 ak ya ca ginnaaw folklowul. xanaa loolu xeex la ak néewal doole nit ki. waaw ñu takk suñu ndigg nag ba mu dëgër. keroog ba ñu xeexee ba liste bi ñu validé ko ci la ñu jël sama tur dugal ko ci liste bi. waaye dama leen noonu doy na ndax ab commune boo fa nekkee falu fa ñetti yoon. dangay bàyyi nag ñeneen ñi topp ci yow itam. ñu ñëw falu. naa ko ci télé. bind naa ko nee naa leen dootuma dugg ci liste locale fii ci Hann Bel-Air baax na. am nañ fa juróom benn conseil. donte benn ba sax demoon na ca xalifa waaye xam naa dina delsi. boobu yaa ko bërëxal noonu. am nañ fa juróom benn conseil ca commune ba. loolu mooy njariñu leget yi ñu teg. mooy économiquement danañu am lu ñu jàpp di yaxantu. et politiquement danañu mën a yaatal seen mbooloo. ma ni leen nag dem leen ngeen liggéey bu ngeen bëggee bokk ci local yi di ñëw ci ñu yor dëkk bi. Aïssatou politique du njabar duy luxus. liggéey la ak jege sa askan. man dama am proximité ak sama askan. tey nag keroog ba may génn jëf jël ab jëf jël desul yaraax. ba may génn jëf jël ab jëf jël desul yaraax. man yàlla dafa def ñi ma àndal du ñu ay APR du ñu ay jëf jël. du ñu Bennoo Bokk Yaakaar ay musli jaxate lañu. dañu maa bëgg boo àndee gor ñu mel noonu nag. bu xeex jotee ñu takku man la ca buñ la gisee buñ la gisul ña nga toog di la xaar. loo am bokk ko. dëgg la mooy yoon. mais bu fekkente ni ñi nga àndal booy wut. boo paree ba lépp sotti nga lekk ko bàyyi leen. man yanuwul maanaa. te rafetul. ñoom de musuma leen a wax ne naqari na ma. xam naa bu ñu ma déggee ma ciy wax sax danañ jaaxle. waaye saa yu ñu xultoo man leen luy ceeb. man li ma def fii ci Yaraax ca politique bu njëkk ba. ba ci ba mujj bi nag. et je défie quiconque. en matière de social kenn def ko ci. kon yow lan la loolu laa leen di wax. waaye naqari na ma. ndax nag dañoo ànd di wut. te kenn mënuñu ca. fa ñu bokk muy Yaraax muy suñu base naturelle politiquement ci élection bu mu mën a doon. non ñun dañuy peese luur. duñu peese bu ndaw. kon le président Macky Sall dafa war a xam-xàmmee. xam ñi koy jey ak ñu ko dul jey ñun de duñ ko jey. waaye bëgg nañu moom ci boppam léeg-léeg mu toog xalaat. xoolal commune par commune responsable par responsable. ku ci nekk nag mu jox la sa gëdd. lu am solo la. ndax boo xoolee ñuy xultu ñi ci ëpp biir APR lañu bokk. waaw man loolu sax mooy sama beneen laaj bi ndaxte président Macky Sall benn mandat la defagum mi ngi ci 6 ans 6 ans ya dafa naan opposition bi chaque jour ma ne leen ñoom waa APR ak président Macky Sall ak ñamu àndal ñu ngi leen mâché le boulot parce que bés bu yàlla sàkk ku génn président Macky Sall ngay ŋàññ ñama àndaloon barki démb ak démb yaa ngi leen dégg Moustapha Cissé Lo yaa ngi koy dégg ñeneen noonu ku génn waxuma ak nag ñooñu mooy affaire yi ci boppam waxuma laa nag allié yi kon loolu boo ko gisee ñun ñu toog ak Sénégal yi toog seen kër di seetaan loola est-ce que xel
président Macky Sall moom dafa mel ne moom loolu dérangé ko ndax ba yaa ngi gis mu ngi doxoon doog di reetaan ak yooyu moom xëy dafa mel ne ku nekk ci benn bulle boo xam ne daa comprendre pas donc yow loolu Mously yow mi ngi koy comme li nga wax nii dafa war a ràññee ak ñu mel noonu donc boo koy gis boo déggee ñenn ñi nga xam dañ koy jay di ko tagg ak bravo naan ko deuxième mandat bi c'est acquis di ko gonflé naan ko c'est bilan li fi def ci bilan ak yooyu donc foog nga ni deuxième mandat ba muy sàkku dina ko am ni tëdd nelaw rek am deuxième mandat. xam nga le président de la république mooy l'homme fort du pays. mais moo gën a ñàkk information ci réew mi. waaw dañ koy takkal ay œillères. waaw. dañ koy takkal ay œillères yoo xam ne li ñu bëgg mu gis ko. lay gis loolu lay gis. li ñu bëgg mu dégg ko loolu lañ koy digtal. alors que tey waroon naa am équipe boo xam ni dañ koy defal ay notes yu positif comme yu négatif. muy xam li xew dëggantaan. gis nga la RTS. télé état la. ku fi nekk mu liggéey ak yow. waaye président bu bëgg a xam li xew ci réew mi. privé ngay xool. il faut nga xool li xew ci privé bi. dëgg la. parce que ñiy wax ci privé bi ak a ñaxtu. ay sénégalais lañu. te ci sa njaboot lañu bokk. le président Macky Sall nag takkal nañ ko ay œillères parce que responsabilité bi moo diis. waaye waroon naa def bu yeewoo bay naan café balaa def dara taal ordinateur am yi dugg ci site internet bi. dëgg la baa mu taal rajo déglu. xool lu ko kenn waxul. dëgg la dëggal boppam. lire ko diagonalement. waaw xam li xew ci réew mi. bu paree laaj leen ndax danañ ko wax dëggam duñ ko wax dëgg. waaw amal sa bopp information. dëgg la amal sa bopp information. dëgg la. léeg-léeg nga dugg ci réseaux sociaux yu xool li xew. te bañ koo xeeb. parce que nag ay satu 62% moyen de 20 ans la ci suñu population dafa jeune. bilaay maa la ko wax. suñu population dafa jeune. tey seen carte di xaar. te ñu ngi tey seen carte di xaar. wax kenn xeexatul kenn xulootul. te ñooñu ci si réew mi la ñu bokk. bëgg demoon Ndiaye de opposition ba ñu leen woowee. génnuñu Sénégalais yi génnuñu parce que dañu taxaw ne ñun dootuñu génn di xeexal kenn du xulool kenn dañ yor suñu carte xam luy valeur carte 24 février 2019 soreetul jarul xuloo ay seetu benn Sénégalais dootu génn di xeex. dootuñu ko defati dama taal sama portable. gis nga bi ba may opposé wu. yaa nga fa woon. en direct la woon fële ca seen télé ba. dégg nga xale yi ndaw yi yor seen ay livre yu am courant di ma maas courant ba ma sol sama robe bu jaune ba takk sama banderole échappe député xam nga li ma wax ñu jàpp ma maas ma ba ma xëyee mënu maa sangu du fa ma laal ma mel ni courant alors que sénégalais yi léegi dañu yeew dañu xam lan mooy valeur carte. jërëjëf nañu def toog di xaar ci bopp koñ bi. sénégalais mooy nit koo xam ne booy wax ak moom na nga wax ak moom loo xam. parce que booy dem doo yóbbum xelam. la ko wax. da nga koy bàyyeekum xelam te day génnewaat la ngeen waxoon lépp teg ko ci taabal ji toog ko di ko jukkat. maa la ko wax moo tax le président Macky Sall. il est l'homme fort. moo gën a moyen information ci réew mi. loolu il faut que mu bako. foog mu dugg si dëkk di xoolal boppam lu ko kenn waxul parce que xoolal sa bopp lu la kenn waxul jërul sax génn néegam boobee bu duggee ci net bi léegi mu xam li sénégalais yi wax ku nekk xam na ni dara yombul te moom avant muy jot réew mi xam na ni dara yombul waaw sonn na bala ma kaa jot alors tey li nga xamante ni mënoon na ko ndax yorul woon réew mi tey mënatu ko ñi ko mënal mooy ay responsable mais responsable yooyu ci biir responsable dafa am yeneen responsable yu nekk à la base mais ñooñu lu ñuy duggee ci nit ñi man ne bëgg na maa liggéey waaye damaa yorutul dara. waaw yorutul dara nag dëgg da nga am hernie discale loolooy dëgg. da nga yor hernie discale. dawal toog ko Mously président Macky Sall kañ la gëj a jël hors antenne ngeen toog nii seen toogaay ya ngeen daan toog mu jël la hors antenne nga toog mu toog nga déyanteeg moom. 2015. ba tey. waaw. 2015 ba may wootee Grand Théâtre waaw sama Grand Théâtre bu rëy boobee nga xamante ni waaw ñun ba ñuy wote xam na ni Grand Théâtre 44 kaar a koy fees waaw 44 Njaga Njaay mooy fees Grand Théâtre xam nga ñaata kaar a fa wàcc 170 kaar waaw keroog PM moo ko présidé ñu war a financer jigéen ñi waaye ba sànq ca suba bi ca ngoon am benn financement bu jóge ci état ba tey nii ñëw ci A3G ak lu rëy la nga def keroog kenn mësu koo gis
keroog dama li leen il faut ñu consolider li fi ne ndax dañ koo soxla waaye il faut ñu amplifier base bi bu ko amplifier sa base nag dafa am lu mu laaj la mu laajoon moo taxoon ma hypothéquer sama mandat def lu rëy la ma def loolu du liggéey ñaari fan maa ko xam 2012 laa ko commencé liggéey 2013 2014 2015 ma woote ko moo tax ma mel noona loolu mooy liggéeyu responsable Aïssatou boo faree nit ki da nga koy won ni ko damaa farak yow wàcc si terrain bi waaw wàcc sur le terrain wax ak askan bi parce que moom nag mënu ko déedéet moom li mu man tey mooy dooleel ay responsable am ñu wàcc sur le terrain loolu la mooy li ko war dooleel ay li mu man tey mooy communication bi ñi nga xamante ni xam nga Aïssatou bul fàtte ni man damaa nekkoon porte parole candidat bi waroon a jël réew mi muy le président Macky Sall maag Aline Badara Cissé ñoo nekkoon porte parole la xam nga loolu cër la boo xamante ni ca laa jàppe le président Macky Sall xam ni am na fu ma teg ndax yow miy wut réew mi candidat bi ñu yaakaar ni day jël réew mi ki mu ni yow yaay sama porte parole nga xam ni lu ma wax daf koy engagé kon loola cër bu rëy la ku mu doyul dara dootu la doy ku mu doyul dara dootu la doy du dëgg la parce que damay wax ni communication dafa am solo ci lépp lu mën a doon kii communiquer mooy kan nu ko réew mi xoole nu ñu koy digloo naka la ñuy jàppee ay waxam parce que nag mën nañ laa diglu ba pare ñu xàqtaay dem waaw bala ñu accam duñ la jox benn sérieux waaw bari na fi kii wax te kenn xamu ko kenn du ko déglu ndax boo ko rombee mu wax sax doo taxaw tey boo doon sàppee ba gis xëy na benn Aïssatou Diop Fall buy wax yow da ngay taxaw da nga na xale bi dëppal mu dëpp nga ne ko bàyyi ko foofu ma déglu lu muy wax tojul fenn doo ko déglu voilà mi ngi noonu c'est pour cela vraiment fi ñu mën a jàppale président de la république bari na mais communication boobu rek moyen la waaw te moom wax dëgg yàlla ña ko yor a communication xam nga léeg-léeg ñu naan ma musli génne la namm nañ la génne la namm nañ la génne la namm nañ la waaye wax ci boppam rek moyen la xam nga man musli dama la bëgg xam naa ne émission bi jeex fii musli noonu ngay doxee tàggatoo waaye man dama la bëgg lu tax ma bëgg la dafa yàgg te yu mel nii la ndax nee naa man sama émission bii chaque jour ma wax ko te awma lu ma ci ruus awma lu ma ci ragal man koo xam ne bëgguma la du ma la invité fii ndax bu boobaa sama bañal day feeñ Sénégal yi jépp ma du ma ko def xam nga du ma jël ndax nee naa léegi dama commencé màgg di wut classe dégg nga di jaay classe jaay raffinement doo fi teg koo xamante ni damay delluwaat ginnaaw du ma ko def moo tax yow ma teg la fi mun naa jël benn nit di ko fi teg chaque fois chaque dimanche rek ma teg ko fii ndax teg ku ma fi teg xam naa ni dina wax lu bëgg Sénégal yi bëgg a déglu waaye nag dadi président Macky Sall li nga wax dafa am solo ndax yaakaar moo tuddee partem APR yaakaar jaay sénégalais yi loo xam ne ñu gëm ko voté ko ñiy politique ñu politiqueul voté ko voteel ko ba tax na moom li nga wax sàng dafa am solo ëyeer yu mu takk ak yi ñu ko takkal mu nangu ko takk moom i tamit ñu toog saa bu xëyee suba ay ñaari xuusmaa ñàpp naan ko président yaa fi toj Sénégal yow la ñu bëgg ku wax ne ñu ne kii dafa iñaan ak dafa soxor ak day chantage ak day nangam fekk nit ñi dañoo weesu chantage réew mii li nga wax li nga wax sàng ma constaté ko keneen ak keneen constaté ko mooy Sénégal dañoo mûr léegi ay xale yu ndaw nooy voté paa yeeg maire yi voté tunu kenn dootu fi xuloo kenn dootu fi xeex kenn mënutul génneel Sénégalais ci mbedd mi ne ko sànni xeer mu siy jaxate damal policier yee daj lee la baa ñu maas la lii fag ñoomin seen duñ si xuloo duñu xeex patt la ñuy def je retiens toog di xaar ci angle ba téye seen carte keroog bés ba ñu voteel yàlla nag moom ñun ñoo sonn waaye yàlla noppi na lu ne nit mun na ko def mun nga jéem a trian di jéem a sàcc jéem a sësi jéem a salaa lu ne mun nga ko lijjanti waaye bu yàlla ne dangay daanu waaye li am solo mooy li nga wax léegi président Macky Sall dafa am ay nit yu bëri ñu ànd ak moom ñu am solo ñu mel ne yow ak ñeneen faamam yee bés bu yaa saag ma wax ko faamam yee ñi sax am saf xorom bariwuñu ñi ci ñeme wax bariwuñu dégg nga mu bu amee chance am ñu mel na yow da leen a war a teg ci place wax ak ñoom surtout moment bii dafa leen a soxla waaye ñee mu jël dajale ci assemblée ba ñu tegaloo ko sañ seek yu kenn xamul te bu wax njëriñ duñ ko waxal duñ ko muyee sax la mayu donc loolu musli mooy li nga wax dafa naa ne émission bi tey moo tax ma sama question yi dama ko jël teg fee de côté ndax lii waxtaan la te ñun Sénégal moo ñu ñor kii voté ki voté wul
ku nekk ci parti ku nekkul ci parti ñun Sénégal rek lañu bëgg. président Macky Sall dafa naa ne kenn yéenewu ko lu bon. ndax kat moo toog ci jal bi bu daanoo ñu daanu jàmmam dañ koy ñaanu mu yàgg. ay satu jàmmam ci la xaj. jàmmam suñu bos ci la xaj. xam nga jàmmam mooy suñu jàmm. suñu jàmm. xam nga dama waxoon ne président de la république mooy capitaine gaal gi. te dëgg la du dëgg. dëgg la. ñun nag gaal gi du dem bàyyi ñu fi waaye nag dañuy fay suñu paas. suñu paas mooy suñu ay carte. waaw. suñu paas mooy suñu majorité. suñu paas mooy suñu mbooloo. dëgg la. le président de la république Sénégal yëpp a ko bëgg. waaw. ndax jël na yaru rek def devise. waaw te dana bëgg ko yaru. président de la république du cër bu ndaw. yan bu diis la. man ak samay problème ak yow ak ñun ñëpp. ci mbaggam la ne. sécurité wu réew mi. ci ay mbaggam la waaw moo tax nag muy war di utal information boppam. moo tax mani la nag moom dafa judd après indépendance. dafa war bu xëyee bala buy naan café. taal tablette bi taal tablette bi xool li xew ci réew mi. ba pare président Macky Sall day naan dite nag. xam nga nee na président Macky Sall xam nga bu nekk loon naan dite yi mu fi def yi bu ko fi def xam nga tëral paayee ñaari paayee mu jël dajal leen ci wetam ak ñeneen ak ñeneen ku mu xëy suba nga taxaw ne bàyyi naa sama parti maa ngi dem fële mu bàyyi la ba nga def sa déclaration mu jël ubbi congélateur bu mag dugal la ca. waaw naan dite la président Macky Sall si jamono bi xam nga xale jamono la. xam nga Benno Bokk Yaakaar ba Sénégal di Sénégal ba léegi coalition bu am durée de vie bi musu fi am. waaye am na durée de vie waaye taxu ko am xorom. kay am na. amul xorom amul bu ma xas nag ay sot yooyu tam nag bu ma xas nag. Benno Bokk Yaakaar ma nga noonu de Macky 2012 ma kenn waxatu ko 2012 ba sax déjà rek nee naa man ñoom dañoo warul beneen ba soppi seen tur nekk leneen c'est-à-dire daal. waaw dinañ ci xalaat la. xam nga day ànd ak jamono xam mbir mu ne day ànd ak jamono mais mandat 2012 bi moo jeexagul. mandat 2012 bi jeexagul Aïssatou. dëgg ma 2019 ñun nag kaay ma wax la ñun fu ñu toll ñu ngi teg ay stratégie yu leer. bul fàtte ni comme suba. la 4 mai passé. ci la jigéen ñi Macky 2012 bi toj si ses. kii nag moom am naa si moom yaakaar madame Ndeye Saly Diop Dieng ma koy nuyu au passage ndax moom jëkkër ji. Pape Dieng saa yi ma ko waxee reetaan ndax moom rek ci àddina moom laa may loo xam ne ñi ma ko may bëriwul defe naa ni moom dafa ma laa ko am mais daal moom mooy jékki-jékki jël téléphone am woo ma bu gisee reportage bu jàll ci télé bi boo xam ne dafay neexu ko mu jël téléphone am woo ma pendant 40 minutes Pape Dieng directeur général bu SAR dina nu tudd Sonacos dina jël téléphone am woo ma dina ma xas ba ma ràpp da ngeen a nul seen sa reportage sa reporter dañoo ni leen la ma ko wax boo paree ma ne ko DG merci mujj gi sax moo may waat na ma ay sunu kan ndekete yow xaw nga yaru ndaxte li ma la wax yëpp te xasoo ma nga ne ma merci kon yow xaw nga baax ba ñu nekk ay xarit donc soxnaam tamit barki démb Ndiaye rek wax naa ak moom téléphone te gis naa ne wax dëgg yàlla moom itamit ma ngay bay waaram madame Dieng ñu mel noonu nag ak ñu mel na yow defe naa ñooy ne président Macky Sall soxna ñun ñi ay jigéen lañu nee naa jigéen ñi tamit il faut ñu jàppalante Aïssatou parce que ci mois de mars bi yàlla def na xam nga ñoo ngi woon New York ci 6W waaw gis naa la parce que xam nga ñi ngi xeex l'autonomisation des femmes et des jeunes filles Aïssatou loolu dafa am solo tey ñun ñëpp bu kenn nekkee ci boppu ministère bi jigéen ñëpp ñoo war a ànd jàpp ci ku ci nekk xalaat boo xalaat xam ni lii bu ko defee mu dox nga wax ko parce que bu réussiré jigéen ñëpp a réussir dëgg la loolu lu am solo la Aïssatou may lancer appel foofu ngay jeexalee foofu laay jeexalee parce que su ma toogee fii ba jóge ci te waxuma ci damay échec sama communication mooy ñoo ngi gën a interpeller ministre de l'intérieur mu yokk sécurité bi parce que xale yi ndaw yi Aïssatou ku jur doom boo tëddee doo nelaw éducation nationale daf ci am part de responsabilité parce que miiri école yi dafa war a jóg école yi am ay gardien dëgg la responsabilité parents yi dooru ñëw dëgg la mooy parent bu ne war nga fexe ba sa doom nga xam ni yegg na ca école ba bu wàccee nga ñëw jël si ko dëgg la su dee ku ñuy jëli
loolu defe naa ni lu am solo la. parce que tamit réew mi daal métti na daal. xam nga dagg man maa ngi dégg xale bu ñuy dagg sexam. ñi ngi rey xale yi. xanaa kon ñi ci mbedd mi jeex nañu. ndegam ñi ci seen biir kër yi waajur yi la ñuy dem di xëccoonte ak ñoom di xëccoon nit ak doomam. mais loolu il faut ñu dimbali ñu. il faut ñu dimbali ñu tey ne police proximité il faut ñu renforcer ko. il faut ñu renforcer ko. parce que tamit lii moom. ñun Sénégal xamuñu ko woon. te metti na torop ba fa metti yem. di jaale parents yi ci ñàkk seen njaboot. jëpp loolu daal laa noonu dinaa ko tàggatoo bi ci des nag mooy am mbégte. ci yow defar nga ba mu baax jeeg. alaaji bi moom maa koy dolli monsieur Niang. waaw dolli ko. maa koy dolli moom daal nu mu tëyee sama rakk ji neex na ma di gërëm borom kër gi. ndeysaan di wax ni bu sénégalais yëpp defoon comme moom. sénégalais yu bëri dootuñu taxawaalu ñàkk liggéey. dëgg la. parce que am sa ay milliards. investiraat ko ci biir réew mi. loolu mooy générosité mooy vision bu leer. dëgg la. mënoon na ko def ay immeuble di ko louer di ko fayu di def ci poosam moo gënoon yomb. dëgg la mais li mu def nii permettre la ku mel ni yow ak keneen. ak xale yi ñu wër yépp macha allah nga xam ne li ñuy def moo ñoom ñoo tax ñu duñu gis ñoom ñoo tax ñu duñu dégg. te kenn du leen gis ñoom. ñu ciy daan seen doole. di ci yor seen ay waajur ak seen njaboot. loolu lu am solo la. loolu yàlla rek ko mën a fay. kenn mënu koo fay. kon Youssou Ndour defe naa ne moom ku ko gërëmul itam moom jëfam. waaw gërëm ko waaw gërëm loolu man daal mosi daal wax nga lépp. dama nag ji dëgg-dëgg tey moom dafa naan émission bi moom dafa mujj soppaliku waxtaan. waaw noonu lay demee toujours. waaye da nga ma invité waat. déedéet 2019 parce que yow chaque fois su ma lay invité nii lay demee damay dem ba fàtte ne dëgg-dëgg journaliste la bi la war a poser question. ndaxte wax dëgg yàlla da ngay laal fu baax foo xam ne man daf may neex te comme ni ma waxee rek xam nga samay affaire man yu lu ci ëpp naturel lay laaj waaw naturel dëgg-dëgg ni ma ko waxee rek tey defe naa ni waxtaan bu am solo. namoon naa la Sénégalais yi namoon nañ la te yaakaar naa ni li nga wax fii aussi wax la bu rafet comme ni nga ko d'habitude ndax yow da ngay wax sa ful la wax sa fayda waaye lépp nag day sol yëre daay toog ci chaise. ndaxte defe naa ne loolu it mooy li nga xam ne moom la askan wi nawee ndax loolay jëfi kilifa ndax kilifa nee naa du nomination du élection kooku yàllaa koy samp ci nit. nga juddowaale ak moom di daagoog moom. kooku kenn mënu ko dindi si yow te li tax ma bëgg la wax naa ko yàgg na. tey dëgg dara yàquwul dafa naa ni ki la njëkk a génneel émission bi télé bi nga njëkk a def walla ak ba ca topp ak man la wax dëgg yàlla daal lu may waxee rek ñu ay jigéen lañu bu ñu sañoon jigéen fu mu taxaw mu jël raaya ba ca gën a kawe ndaxte daray ñàkk fayda nekkul su ñun luy góor ñu mun ci jom ci compétence ak yooyu mi ngi fi li des nag xëy na mooy li ñu war a mottali li ñu war a def ñun ñëpp te yéen ñi nekk ci politique yi ñun ñu nekk ci média yi ñëpp benn lañu jigéen nañu daal te fu benn jigéen nekk rek moromam ma nga fa fu mu ko mën a yëkkatee tamit góorgóorlu ba yëkkati ko donc ma lay gërëm bu baax Mously kontaan si émission bi gis nga xam ne damay ñëw ak yow moo tax ma góorgóorlu dem musóor ak ñoom seen gis nga musóor baa ngi chaque seconde mu daw ma nga ba pare bu ko sàppali bu ko jarul sàppali mosu jaxarate woon dëgg-dëgg mbokk yi ñu koy gërëm bu baax a baax danga gërëm yéen tamit ci ànd bi di gërëm bu baax a baax sama équipe bi ak Hamza Diallo ngi nii chéri maman Arrête Diallo sama doom jooju nam naa ko sama beneen doom nag Yacine Diop Yaas bonbon noonu laa koy woowee moom maquillé moom musóor yaay ji gis nga sànq ba léegi ñu ngi fiy jaabante di xool musóor ba ndax comme nekkul lu ma tàmm yëfu jeeg yi tàmmu ma ko mais bëgg naa di si gën a góorgóorlu ndax ñu mel na yow a tax donc di nga gërëm bu baax moom itamit ak nag sama beneen rakk mi ngi noonu moom itamit Marème Guissé di gërëm bu baax of mbay yow damay gërëm ni du ma si sori ndax yow jaroo poobar mérité woo ko Abdourahmane la ma la war a poobar dama koy jox Abdourahmane ndax moo ko gën a yellool ak
Ndiaga nag kii nii of nii moo méytoo leen demande d'explication of mi xam nga ñu am demande d'explication ak Mamadou Dia sama rakk jooju ci lumière yu baax yi ak nag Moussa Sène nga xam ne dama noppi ci ne mooy vrai patron émission bi ndax ñun ñëpp ñu paree mooy fanaan ci émission bi di ko monter dëgg-dëgg ba lépp yemb dama fàtte nag sama magu bopp Joséphine Mboup moo dirigé production bu TFM moom nag ak mu feggoo sama rakk bopp moom tamit madame Dieng Marie Guèye lépp rek ci coordination bi ak nag ku ma fàtte daal nga baalu Mame Birame Diouf ci portrait bi mbokk yi face to face beneen dimanche incha allah ak beneen invité jërëjëf.